إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وإياي بأفضل وأكمل الوصية، وهي تقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Louange à Allah, nous le louons, implorons son secours, demandons son pardon. Nous demandons la protection d'Allah contre le mal de nos propres âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah n'a personne pour l'égarer, et quiconque est égaré par lui n'aura personne pour le guider. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'a aucun associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Il l'a envoyé avec la guidée et la religion de vérité afin qu'elle domine toutes les autres religions. Quant à lui sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis le message, respecté le dépôt qui lui avait été confié et prodigué des conseils sincères à la communauté et véritablement lutter dans la voie d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille, ses compagnons et quiconque suit ce chemin jusqu'aux heures de la rétribution. Frères et sœurs à la foi, les gens de la communauté islamique vivent de nos jours en menant une bataille difficile, en faisant face à l'évasion d'une vie moderne, d'une civilisation occidentale matérialiste, d'un progrès déshonorant, sans vertu, sans bonne qualité et sans aucune moralité. Un progrès ensuite, une civilisation en déclin. Ces inventeurs, s'ils sont chauffés et ils ont goûté à ces problèmes et ces malheurs, elle n'est que problème, malheur, mal, corruption, désobéissance, trouble, diffamation, assassinat, suicide, enlèvement, fatigue, homosexualité et alcoolisme. Le monde mécréant envahit le monde islamique avec son impudeur et son malheur pour essayer d'effacer les marques de son identité et le pousser à les imiter dans toutes choses. La façon de vivre, la croyance, la pensée, la société, les comportements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: il aurait bien aimé vous voir régner comme ils ont régné, afin que vous soyez égaux. Et il dit encore: ils ne cesseront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent, s'ils peuvent, de votre religion. Frères et sœurs à la fois, sachez que la législation islamique, qui est bonne pour chaque époque et pour tout lieu, renferme des directives et des orientations qui, lorsqu'elles sont comprises, protègent la personne des erreurs et la communauté de la corruption, de la dévastation, de la destruction et de la démolition. En d'autres termes, en comprenant correctement ces directives, le bien dans toutes ses significations se réalise et le mal et la corruption disparaissent. Et ces directives et orientations reviennent à des principes qui sont entre autres. Premier principe: essayer de s'éloigner des endroits des tentations, éviter leurs causes et fuir les lieux des tentations. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: mettez-vous à l'abri d'une tentation qui n'atteint pas forcément ceux d'entre vous qui ont été injustes en exclusivité. Et le message d'Allah subhanahu wa ta'ala de dire: des tentations apparaîtront. Pendant ces tentations, celui qui sera assis sera meilleur que celui qui sera debout. Celui qui sera debout sera meilleur que celui qui marchera. Celui qui marchera sera meilleur que celui qui courra. Celui qui les regarde d'en haut, elles se dresseront devant lui, et celui qui trouve un abri pendant ces tentations, qu'il s'y abrite. Deuxième principe: s'accrocher aux enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En s'accrochant au Coran et à la sunna, la communauté sera sauvée de tout mal et de toute déviation et perversion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. Si vous êtes en litige à propos d'une chose, ramenez-la à Allah subhanahu wa ta'ala et aux messagers, si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier. Cela est bien mieux et d'interprétation meilleure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un serment pendant le pèlerinage d'Hajj, a dit: et dit aux gens, j'ai laissé avec vous ce à quoi, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais, le livre d'Allah et ma sunna. Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi a dit: si l'homme s'accroche au Coran et à la sunna dans ses opinions et ses discussions avec les autres, Allah le guidera vers le droit chemin. Car la législation de l'islam est comme le bateau de Noé, celui qui s'y monte sera sauvé, tandis que celui
qui n'y monte pas sera noyé. Troisième principe, restez avec le groupe des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous désunissez point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait pour vous de 3 choses et il déteste pour vous 3 choses. Il est satisfait pour vous que vous l'adorez et ne lui associez rien, que vous vous accrochez à la corde d'Allah et que vous ne vous séparez pas. Et il déteste pour vous les on-dit, le fait de poser beaucoup de questions et le gaspillage de l'argent. Quatrième principe, patientez pendant les moments de tentation, car la patience est une qualité qui empêche la personne de commettre des actes qui auront des conséquences néfastes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô vous qui avez cru, prenez aide dans la patience et la prière. Allah est certainement avec les patients. Cinquième principe, traiter les affaires en ayant une vision profonde, avoir une bonne compréhension de la réalité des choses et avoir une bonne connaissance des événements. Et notre Seigneur a dit, ne te laisse pas aller à ce dont tu n'as aucune science. Sixième principe, tous les musulmans doivent prendre en considération l'importance des savants, connaître leurs droits et les interroger lorsqu'il y a un problème. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, interrogez donc les gens du livre si vous ne savez pas. Donc nous devons tous, et surtout les jeunes, rester à la compagnie des savants, apprendre d'eux, écouter leurs paroles et respecter leurs opinions. Frères à la fois, les musulmans doivent retourner à Allah subhanahu wa ta'ala pendant les tentations et s'en remettre à lui. Ils doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger les musulmans, y compris les individus et les sociétés, des méfaits des tentations et de leurs dangers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre les tentations de la vie et de la mort. Donc augmentez vos prières sincères pour vous et les musulmans. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ginnaaw sant yàlla subhanahu wa taala ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal mucc ak xéewal mook ay saxaabaam ak waa këram ak képp ku topp seen yoon ba keroog yàlla subhanahu wa taala di dukkal jamono. ñu ngi leen di dénk suñu bopp ragal yàlla subhanahu wa taala ci topp ndigleem ak wattu lépp loo xamante ni tere na ko. yàlla subhanahu wa taala mi ngi xamal ni képp kuy góorgóorlu di ko fuglu ci ragal yàlla subhanahu wa taala moom yàlla subhanahu wa taala dina woyofal say mbir. wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. ginnaaw si loolee mbokk jullit ñi bu ñu defee taxaw seetlu dañuy gis ni jullit ñi kenn ku nekk ci ñoom fépp fu mën a nekk jamono ji mi ngi ci dund goo xamante ni dund gu metti la. mettit googee leen waralu ko dul ak cong goo xamante ni ñi ngi koy songu diineem ak jikkoom di ko mandargale ci ñaari ñiy bëgg a tudd. ba ca jiitu moom mooy benn modèle de civilisation boo xamante ni tegul ci njub tegul ci baax. beneen bi di benn modèle de développement boo xamante ni teguut ci maanute wante teguut ci yiw. li ci jàngal nit ki mooy bépp yoon bu mën a jaar ba am ay bien accumulé ko bu fa jaaree baax na. bokk na aussi ci liñ koy jàngal mooy ni bu ko lenn yittee lu àdduna ak li nga xamante ni mooy ay tartaaram. mu doon modèle de civilisation ak modèle de développement boo xamante ni ña ko théoriser forcé ko nit ñi dem nañ ba gis ay limitam gis nañ ni jurul leen lenn dul ay jafe-jafe. bokk na ci loolee mooy ray gu bari mooy ak ngóor jigéen mooy yàqute gu bari ci seen société sàngara su bari ak lépp loo xamante ni mën nañ ko tudd ci mbonte ci tuumalante ci waxalante lu dëgg ak ci yàqante. mbokk yi ñi nga xamante ni duñu ay jullit lii seen yitte mooy xeex islam loolee waral na ñu daal di teg ba teew jullit ñi ak jullit ñi de manière générale ngir lépp lu nekkoon symbole boo xamante dafay mandargale seen diine ñu daal di koy jële ci ñoom fexe ba dootuñu ko gëmati dootuñu ci doxati wante it ngir soppi leen royloo leen seen bopp ci lépp muy ci li nga xamante noonu la ñuy dundee ci seen a ngëm ci li ñuy xalaatee ak ci li nga xamante ni moom mooy seeni doxalin. loolee dañ koy mandargale ci ay programme ak ay politique yoo xamante ni ñu ngi koy ciblé principalement mooy ndawu jullit ñi ak jigéen jullit ñi. loolee képp ku def taxaw seet dina gis ni ciblage bu pertinent la ndax jàpp nañ ni ndaw mooy jiite ëllëg wante jigéen mooy yar li nga xamante ni mooy société bi. ba bu ñu jëlee ñaari couche yooyu rek mën nañ ñi dañuy daal di yàq li nga xamante ni moom mooy société jullit ñëpp. loolee waral na bari na jullit ñoo xamante ni daan nañ ci kàmb googee
bari na ci jullit ñi nga xamante ni daan nañ ci kàmb googee formaté nañ seen bopp yi bañ jàpp lu uteeg li nga xamante ni mooy la réalité. tey ñaata ci ay jullit ñoo dem ba jàpp seen bopp ni nit ki pour mu doon koo xamante ni c'est un homme intègre foo mu am nu mel foo mu am ñuy waxee foo mu am ñuy solo ba tax na képp koo xam amaana am na neen nu mu solo am na fu ñu koy classé am na neen nu mu waxee am na fu ñu koy classé jàpp nañ di kooku amaana mu nekk intellectuel mais am na ci beneen rangé bu ñu koy teg tey jii bari na ci jullit ñoo xamante ni jàpp nañ ni nit ki nga xamante ni muy góorgóorlu di jar sikkinam ngir diine kookee dafa tardé wala dafay màggatal boppam mais nit bu fekkee daf koy yar ngir leneen amaana ngir sportif la wala artiste la boo defoon naa dañ koy fa ni kii kat ab jantal la wala nangam ak nangam et pourtant ñoom ñaar ñëpp benn mbir lañ def kii amaan daf ko teg ci diine kii teg ko ci leneen loolee waral jël kii daal di koy féetale suuf jël kii daal di koy privilégié tey jii ñu bëri jullit ñi dem nañ ba gëmloo leen li nga xamante ni mooy langue bi yàlla subhanahu wa taala wàcc ci alquran jàng ko tardement la wala lu jafe la ba kenn mënu koo jàngal ba tax na ci loolee li ñuy gën a def ci bopp nit ki moom mooy pour nga avancer faw nga jàng yeneen langue ànd ak langue yëpp baax na mais nag bu ñu jël yenn yi daal di koy suufele yeneen yi ngir ni yooyee daa am foo xamante ni foofee lañ ko classé ndax nit ki amaan daf koy def ngir gën a góorgóorlu ci diineem ngir leneen ak leneen kon yooyu yëpp ay xeeti mbir la yoo xamante ni dañ koo jël dugal ko ci bopp jullit ñi def ko seen bopp bañ dem ba daal di koy gëm te loolee uti nag li nga xamante ni mooy réalité uti nag li nga xamante ni mooy li am exactement kon cong googee ak xeex googee nga xamante ni ñi dul jullit ñi ngi koy jëmmale ci ay politique di ko jëmale réew jullit ñi ak jullit ñi loolee du bett kenn bu fekkee ni mi ngi bàyyi xel waxu yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala dafay wax ci alquran mu ni waddu law takfuruuna kama kafaru fa takunuuna sawa mu ni ñoom nga xamante ni nekk ñu ay jullit lii seen yittee lii seen mbébét du leen du dul fexe ba ngeen weddi comme ñum ni mu weddee bu ko defee ngeen nekk benn yàlla subhanahu wa taala mu ni wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an diinikum in istataa'u mu ni ñooñee du ñu dañ benn yoon di leen xeex ngir ngeen jële leen ci seen diine ngir ngeen teggi fi nga xamante ni foofu la leen diine digaloon ngeen teg fa seen tànk fekk ñu ngi koy mën du ñu dañ di def loole kon loole yàlla subhanahu wa taala yàgg nañu koo junj yàlla subhanahu wa taala yàgg nañu koo xamal mbokk jullit ñi ñu xam ne lii nga xamante ni mooy chariatul islamiyya mooy diine islam yàlla subhanahu wa taala dafay na ci ay mbir yoo xamante ni muy ay ndénkaan ak ay njàngale yoo xamante ni buñ ko bàyyee xel suñu société dafay baax suñu société dafay doon société bu normal dafay doon société boo xam dafay mucc ci lépp luy fitnaay àdduna ci lépp loo xam dafay mën a jëlee nit ki ci diineem ak ci jikko ji nga xamante ni moom la ko islam daal di andil yooyee mbokk jullit ñi dafay mandargaloo ci li nga xamante ni mooy ay principe yoo xamante ni jullit bu nekk war na ko bàyyi xel wante jullit bu nekk war na koo jëfe kéem kàttanam principe yooyu ba ci jiitu moom mooy ne jullit bi war naa góorgóorlu kéem kàttanam bépp barab boo xam barabu fitna la amaana bu fa demee jikkoom yàqu wala diineem wàññeeku mu daal di koy wët yàlla subhanahu wa taala mu ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaassa mu ne na ngeen wattu fitna gi nga xam ne bu tàkkee du yem te bopp ña ko sooke kepp kon jullit war naa góorgóorlu am fullaay fépp foo xamante ni bu fa demee jikkoom dina yàqu wala bu ko jegee jikkoom dina yàqu diineem wàññeeku mu daal di koy sori ngir fiiraange goo xam dina ko am ci diineem ngir wattu lépp loo xamante ni mën naa yàq li nga xamante ni mooy diineem mën naa gàkkal digganteem ak yàlla subhanahu wa taala wante mën naa yàq li nga xamante ni mooy ay jikkoom yonente bi sallallahu alayhi wa sallama mu ni ay fitnaa ngi ñëw mu doon fitna yu bari yoo xamante ni ki nga xamante ni moom mooy ki toog moom mooy gën a mucc ki taxaw kii dox ki nga xamante ni moo taxaw moo koy gën a mucc ki nga xam dafay daw kii dox moom moo koy gën a mucc mu ni fitna yooyu bu ñëwee képp koo xamante ni am na foo xamante ni jàpp ne ni bu fa làqatu dina ci mujj mu ni na fa daal di làqatu képp koo xamante ni gis na foo xamante ni jàpp na ni bu fa làqatoo mën na cee mujj mu ni na fa daal di làqatu ñaareelu principe bi mbokk jullit ni mooy nit ki war nay góorgóorlu muy jullit bi góorgóorlu ba xam li nga xamante ni mooy jàngale alquran ak sunna mu daal di mooy kéem kàttanam ndax bu fekkee nit ki mi ngi góorgóorlu ci li nga xamante ni mooy jàngale alquran ak sunna bu fekkee société mi ngi góorgóorlu ci jàngale alquran ak sunna bu jamono joojee ci lay daal di muccee ci lépp loo xam mbonte la ci lépp loo xamante ni yàqute la ci lépp loo xamante ni doxal lu ñaaw la yàlla subhanahu wa taala mu ne yaa ayyuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum mu ne yéen ñi tam yéen a gëm na ngeen topp yàlla subhanahu wa taala topp yonent saa sallam topp ñi nga xamante ni ñoom méngu seen i mbir yàlla subhanahu wa taala dem nañ ba ñuy delloo ci yàlla subhanahu wa taala bu fekkee ne am nañ jafe-jafe wa in tanaza'u fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul bu ngeen demee ba am ay jafe-jafe ak ay uute ci mbir da ngeen ko delloo ci njàngaleenu alquran ak sunna da ngeen ko delloo ci yàlla subhanahu wa taala ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni bu fekkee ne gëm ngeen yàlla ak bis pecc ndax loolee mooy li gën loolee mooy li nga xamante ni moom mooy lu mucc ayib
Cheikh al-Islam Ibnu Taymiya rahmatullahi alayhi dafay wax ju am solo mu ni nit ki bu fekkee ni mi ngi bàyyi xel jàngale alxuraan ak sunna ci xalaatinam ci li nga xamante ni mooy ay waxam ak jëflanteeg nit ñi mu ni ko yàlla subhanahu wa taala dina ko gindi yàlla subhanahu wa taala dina ko teg yoon bu jubbi mu ni ndax li nga xamante ni mooy alxuraan ak sunna mooy shariatul islamiyya mu ni mi ngi mel ni li nga xamante ni mooy botob yonent yàlla Nuux képp ku ci yéeg di nga rëcc di nga mucc wante képp ku ko mooy rek di nga doon koo xamante ni ku laf ngay doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni taraktu fiikum shay'ayni lan tadillu ba'dahuma kitaaballahi wa sunnati mu ni maa ngi leen bàyyi ak ñaari mbir yoo xamante bu ngeen ci moyee du ngeen réer wante du ngeen sànku mu ni mooy téere yàlla bi ak li nga xamante ni moom mooy sama sunna ñetteelu principe bi bokk jullit ñi moom mooy jullit bi na góorgóorlu kéem kàttanam bay ànd ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkal pas-pas yàlla subhanahu wa taala mu ni wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu da ngeen góorgóorlu ci li nga xamante ni mooy ànd ci buumu yàlla bi yéen ñëpp te bu leen tàqatli ko kon jullit war nay góorgóorlu bay ànd ak ñi nga xamante ni ñooy jullit ñi ñu bokkal li nga xamante ni mooy diine ñu bokkal li nga xamante ni moom mooy pas-pas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni inna allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha mu ni yàlla subhanahu wa taala dafa gërëm ci yéen ñetti mbir wante dafa bañ ci yéen ñetti mbir mu ni yarda lakum gërëm na ci yéen an ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a ngeen di jaamu yàlla bañ ko bokkaale kenn mu yàlla subhanahu wa taala mu ni ba tey gërëm na ci yéen wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ngeen mooy ci buumu yàlla bu dëgër bi yéen ñëpp da bañ a tàqatli ko kon jullit war naa góorgóorlu kéem kàttanam ba daal di ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñi di nekk ak ñoom di muñalante ak ñoom muy ji nga am ñoom la bokkul pas-pas ngir fiir ci diineem wante rawale li nga xamante ni mooy jikkoom ngir rëcc ci li nga xamante ni mooy fitna yi mbokk jullit ñi ñi ngi ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw imam ci ginnaaw minbar bi ñu ñëw fekk li nga xamante ni mooy sàppe yi ñu ñëw fekk li nga xamante ni mooy sàppe yi bañ a nekk ci kanamu imam kenn waru koo jiitu moom moo war a jiitu ñëpp kon ñi ngi ñaan ñi nekk côté village C ak ñi nga xam tàmm nañ fay topp ñu ñëw fekk si li nga xamante ni mooy sàppe yi mbokk jullit ñi bokk na ci principe yooyu nga xamante ni képp ku ci nekk dee la muccal ci fitna yooyu ak cong gi nga xam ñu ngi koy songu islam ak seeni jikko mooy jullit bu góorgóorlu ci li nga xamante ni mooy muñ ndax muñ ci la bépp njariñ nekk ci la yàlla subhanahu wa taala def lépp loo xamante lu baax la yàlla subhanahu wa taala mu ni yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm istaayinu bi sabri wa salah na ngeen di góorgóorlu ci dimbalikoo ci li nga xamante ni mooy muñ ak ci li nga xamante ni mooy julli ndax inna allaha maa sabirin yàlla subhanahu wa taala mi ngi ànd ak ñi nga xamante ni ñoom mooy muñkat yi boo ko ci principe yooyu mbokk jullit bi mooy nit ki muy jullit bi lépp loo xam ñëw na ci ay événement lépp loo xam ñëw na ci ay xew-xew lépp loo xam ñëw na ci ay wax mu def ci ndànk waaye di koy gëstu laataa mu cee addu bañ cee xuus directement ndax loolee amaana mu jural ko li nga xamante ni mooy ay musiba yoo xamante ni mën naa wàññi diineem wala boog mën naa wàññi li nga xamante ni mooy jikkoom yàlla subhanahu wa taala mu ni wala taqfu ma laysa laka bihi ilm mu ni bu leen di soobu ci loo xamante ni amu leen ci xam-xam bu leen di wax bu leen di addu ci li nga xamante ni amu leen ci xam-xam amu leen ci gisin woo xamante ni gisin wu leer la bokk na ci nga xamante ni mooy principe yooyu mbokk jullit ñi moom mooy ni jullit bi góorgóorlu kéem kàttanam bàyyi xel li nga xamante ni mooy diineem ci di ko jàng bàyyi xel li nga xamante ni mooy diinam te di ko jàng wante it gën cee bàyyi xel li nga xamante ni mooy reeni diineem li nga xamante ni mooy pas-pasam jàng pas-pasam islam xam ko loole bu fekkee ni mi ngi koy def amaana yàlla subhanahu wa taala dina ko dimbali ci li nga xamante ni mooy déviance yi mu bañ cee tàbbi góorgóorlu xam li nga xamante ni mooy pas-pasam pas-pas booy moom mooy baasu diineem mooy li nga xamante ni moom moo ko mën a téye wante mu góorgóorlu ci lépp loom daf koy dimbali ci diineem ak ci sàmm jikkoom mu daal di koy jàng daal di koy xam aussi mu góorgóorlu ci ñi nga xamante ni mooy borom xam-xam yi di dellu ci ñoom di leen laaj di dellu ci ñoom rawatina ci jamono fitna ci jamono joo xamante ñi ngi songu islam ci congin woo xamante congin wu yaatu la muy góorgóor di dellu ci borom xam-xam yi di leen laaj wante teg leen fi nga xamante ni foofu la leen yàlla subhanahu wa taala teg leen fi nga xamante ni foofu la leen sharia teg yàlla subhanahu wa taala mu ni fasalu ahla dikr in kuntum la ta'lamun na ngeen di laaj ñi nga xamante ñoom ñooy borom xam-xam yi bu fekkee ne xamu leen loolu ñuy jiitu moom mooy laaj ak diine ñu laaj ko borom xam-xamu diine yi wante lépp loom dafay jëriñ ñu bañ cee soow bañ cee addu loolu ñu laaj ko ki nga xamante ni xam-xamam màcc na ci ñu daal di am li nga xamante ni mooy affaire laataa ñoo tàbbi ci leen kon mbokk jullit ñi jullit ñëpp rawatina ndaw ñi war nañoo bàyyi xel war nañoo góorgóorlu takkoog borom xam-xam yi wante takkoog li nga xamante ni xam-xam mooy xam-xam ci di ko jëfee ak di ko jàng loolee dafay bokk ci li nga xamante ni mooy baaxal seen diine mooy yëwalal seen diine
mooy baaxal li nga xamante ni moom mooy suñu jikko wante ni moom moo koy jottante moom moo koy teg fi nga xamante ni foofu la yàlla subhanahu wa taala bëgg mu tegu wante foofee la yonent saa sallam daal di jàngale ni foofee la war a tegu. mbokk jullit ñi képp ku nekk ci ñoom war naa góorgóorlu ci dellu ci yàlla subhanahu wa taala dellu ci li nga xamante ni mooy njàngaleenu islam dellu ci li nga xamante ni mooy njàngaleenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante daal di ciy fiir mu gënal ko lépp loo xamante ni moom lay am ci lu mu jàpp ni mbaax la fii ci àdduna ndax nit ki bu amee lépp ñàkk diine mën nañ na amul lenn wante bu ñàkkee lépp am diine kooke am na lépp ndax digganteem ak yàlla subhanahu wa taala dina doon diggante woo xam diggante wu rafet la diggante wu tax lay doon wante képp kum jëflanteel ci ay moroomam du ci am li nga xamante ni mooy gàcce ndax moom li ko lal li ko régir moom mooy li nga xamante ni mooy njàngaleenu islam moom mooy njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon lii muccal nit ki dëgg-dëgg moom mooy li nga xamante ni mooy islam góorgóoru dellu ci xam lan moo ci nekk ci jàngale wante am fullaay jëfe ko bañ koo bàyyi benn yoon dara bu mu tax nga teggi fa nga xamante ni foofee la yàlla subhanahu wa taala digal nga teg fa sa tànk dara bu mu tax nga wàcc li nga xamante ni mooy islam bu mu doon poñetab àdduna bu mu doon ay intérêt yoo xamante ni ay intérêt yu gàtt la yoo xam dañ la koy présenté fii nga xamante ni mooy fii ci àdduna bu mu doon loo xam moom ngay yóotu jàpp ni boo ci jotee rek say mbir dafay daal di baax da ngay daal di tekki bu dara tax nga bàyyi li nga xamante ni mooy njàngale islam bu dara tax nga dellu ginnaaw ci li nga xamante ni mooy njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallama loolee faaw nit ki dugal ko ci boppam faaw ndawu jullit ñi dugal ko seen bopp bu fekkee dugg na seen bopp nekk na seen bopp société dina mucc ndax lépp loo am dañ ko fiy gis ci corruption ci li nga xamante ni mooy mbonte ci li nga xamante ni mooy yàqute mën nañ dafay daal di jóge ndax loolu leen waralu ko mooy ñàkk fiir ci diine ak ñàkk xam li nga xamante ni mooy diine dëgg-dëgg ak ñàkk topp jàngaleenu yàlla subhanahu wa taala ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallama mbokk jullit war nay góorgóorlu kéem kàttanam di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu sàmmal ko li nga xamante ni mooy diineem comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallama doon defee comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallama jàngale kon jullit war nay góorgóorlu ci li nga xamante ni mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu sàmmal ko diineem sàmmal ko li nga xamante ni mooy ay jikkoom musal ko ci lépp loo am fitna la ci lépp loo am jafe-jafe la muy jafe-jafe yoo xamante ni bu ñëwee amaana diineem mën na cee des amaana jikkoom mën na cee des mu bañ a wóolu boppam ci lenn wante muy ñaan yàlla subhanahu wa taala ak di góorgóor loolee amaana bu ko defee yàlla subhanahu wa taala dina ko dimbali rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab